suñu beneen gan muy professeur Malick Ndiaye yaa ngi koy wax sànq ci sommaire bi borom xam-xam sociologue bindkat bu Sénégal dootul présenté. waaw jërëjëf Fatou ni nga waxee noonu la kon kenn du ko présenté moom universitaire bu mag la moom professeur Malick Ndiaye mi nga xamante ni kon département bu sociologie jàngale na fa nekk fa moom ba léegi moom ci université ndax ñu invité ko nag mooy. moom ku ne xam ne ni nekkoon na ci société civile nekk ci figure bu emblématique. mais également. ci ñi nga xamante ni bokk nañ ci ñi fal président Macky Sall ndax ñoo bokkoon coalition bi koy njëkk a créé muy Macky 2012. laataa ñu ko yaatal def ko Benno Bokk Yaakaar moom professeur nag daal di bind téere bi dañu bëgg tey càmbar li naan la république. waaw république nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko incarné di ay kilifa ak institution yi nga xamante ni ñoom ñoo ci nekk fan yi nag mooy liñ fi tàmbale sànq ak Abdoulaye. wax ju ñagas ji ak tamit fan lañ jëm moom sax question boobu la posé ci livre bi. mi ngi ko publié woon ci édition Harmattan en 2014. tuddee ko Sénégal où va la république approche critique autocritique et prospective de la seconde alternance kon téere baa ngi noonu. ñaari at rek la ko publié ginnaaw kon moom professeur Malick Ndiaye bi président Macky Sall daal di faloo moom nekkoon conseiller am fële ca palais ba tel nañoo tàqali ko ay bagages nag professeur yow lii genre ndëpp la boo xamante ni defoon nga ko ci régime bi ñaari at rek bi président Macky Sall faloo lu ko waraloon. bisimilah rahmaani rahim kon nag man maa ngi nuyu ñëpp ak mbokk yi te fàttewuma aussi sama maire bu baax bi mu tuddee ko maire Diaw léegi. man Macky Sall man camarade président laa koy wooyee toujours ba léegi te kenn mënu ko dindi. camarade président mooy ba ñu dajee Mbodiène Thérèse Faye Diouf j'espère que mi ngi may dégg moom Mimi Touré Mahmoud Saleh Mor Ngom Mbodiène. université républicaine Mbodiène fa lan daa amale li naan université républicaine. septembre 2011 la. boobu pouvoir amul de te sore na man maag Abdou Aziz Diop qui était le porte-parole du comité des intellectuels ñun ñoo fa dem ñu génnee leen tegal leen ci taabal ji Thierno Souleymane Baal Thierno Souleymane Baal tuutiwul de français yi waroon nañ ñëw ñu jàngal leen lan mooy révolution républicaine parce que Thierno Souleymane Baal moom moo def la première révolution républicaine en 1776 moo ko Saïd Atoumane Tall kon ñun bi ñu waxee loolu Macky dafa doon tàccu kontaan man foofu laa xamee camarade président bi léegi nag bi ñu demee ba yëf yi kii rek. ñu dem ca pouvoir ba. kon Malick Ndiaye man dew ma fa comme homme politique de man du ma homme politique man taalibe laa taalibe mooy koo xam ne da ngay wut xam-xam attention de. Sénégal dafa bari ay ñoo xam ne ay fumiste rek la ñuy def naan taalibe mooy ku yalwaan déedéet taalibe mooy ku dem di wuti xam-xam man taalibe laa démb taalibe laa tey dama koy continuer. kon léegi bi ñu demee ba affaire yi def ñu daal di wax fu ne dugg nañ fa ak ñoom Arona Dia parce que Arona Dia nañ koy fàttaliku Arona Dia combattant dëgg la. kenn ëppale wu ko ci deuxième alternance bi te du Arona Dia rek de ñi nga xam ne ñoom Cissé Lo ñoom Moustapha Diakhaté ñooñu kenn ëppale wu leen ci deuxième alternance bi léegi bi ñu demee ba affaire yi xaw a jaxasoo ñu gis ay Farba Ngom un jour dama ñëw rek ci couloiru palais bi rek ma fekk benn waay muy engueulé benn collègue boo xam ne xam naa ko man ko mayee waa ji la doon engueulé kan la mu ne ma Farba Ngom ma ne ko quoi mu ne ma Farba Ngom ma ne ko mais de quel droit quelqu'un extérieur va venir dans les couloirs de la présidence di engueuler un agent de l'administration ndekete yoo am na ay yeneen affaire après ma gis benn waay boo xam ne mais daf doon ñëw sama bureau université di saaga Macky. mais professeur il est bien quand même wax Farba Ngom aussi il n'est pas arrivé après. man waxuma loolu man loolu du sama problème ni nga waxee. man loolu du sama problème bokkul ci séquence bi nga xam ne nii. man loolu du sama ça c'est pas mon problème. man sama problème mu livre bi ma waa ji posé moom laay wax. kon léegi waa ji bi mu ñëwee ci loolu. ci livre bi man ci livre bi laa nekk. non wax ci livre mais rappel aussi baax. kon Farba rek ma ne mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là de quel droit.
kan moo jox statut nit mu ñëw ci biir couloir bi di yuuxu ay agent kon ay gars yi ñëwoon sama bureau di saaga Macky foofu saaga yu gën a garaaw saaga kii ne baaxul lii la jaam la lii la léegi bi ñu demee ba gagné rek ñu ne rek neddo ko bandum léegi professeur. donc neddo ko bandum boobu li mu yàq loolu moo tax professeur ne duggati nañu. léegi professeur léegi li ma la bëgg a laaj mooy bu fekkente ni ñëw nañ ci li nga xamante ne moom mooy république yow nga ne da nga def benn approche boo xamante ni wàllu critique la. ban taxawaay fi mu toll ngir république boobu bu Sénégal bañ a naax saay ñi nga xamante ni ñoo koy incarné yor institution yi aussi taxawaay bi war ci ñoom ñu def ko. loolu muy yow muy man muy keneen mënuñu ko c'est pas possible xam nga lu tax. lan moo tax. parce que bu fekkee ne xam nga lan moo yàq Sénégal virus bi yàq ko de Sénégal accaparement moo ko yàq livre baa ngi nii de 2000. lan lan accaparé. am na 25 ans. lan lan accaparé 26 ans mi ngi nii. lan lan accaparé lan. mais yow sa simis bi boo génnoon fii rek ñoom ñu accaparé ko suuf si littoral bi Curzon pétrole gaz mais loolu commencé wul léegi de ca parti socialiste la commencé. ca parti socialiste la commencé pétrole beeg ñu ñoo gis ay bojo yi ñu nekk fii rek daw bu régime bu changé rek ñu ñëw dugg accaparement boobu mais Agnam ñun dañuy def ay tournée de sociologie Agnam boo fa demee wala Casamance lan moo indi guerre bi accaparement suufu Casamance moo indi guerre bi kon accaparement boobu du virus sax moom la ñuy wax virion xaw ma virion ak virus du benn de. mais lan moo tax léegi nguur yi di changer te loolu ngay wax noonu jëlee parce que nee nga accaparement boobu depuis régime socialiste la ba léegi. mais parce que jikko gars yi defaruñ ko Modou baa ngi nii. kon y a 30 ans universitaires yi nga xam ne liggéey moo leen tax a jóg tey ak démb ñoom ñoo liggéey société d'accaparement ba dem ba jàpp gars yi kërëj ni leen vous êtes des voleurs ay sàcc. doomu ngeen mais professeur foofu. ñooñu ñoo dem seeti fan la ñuy defaree jikko. foofu la daara yi génne. mais universitaires yooyu il faut ñu taxaw ci professeur yaa ngi wax politiciens yi mais universitaires yi ñoom it gis na ni ñu ci bëri dañuy lëngoo politiciens yi di gouverner kon est-ce que gën na leen jikko ba mën leen a waar wala di leen yedd. nee ma lu tax loolu. lan moo tax. mais kooku Faidherbe la moom la professeur Malick Ndiaye. am na kii yoo xam ne mi ngi génn di tuddee Faidherbia albida xam nga mooy lan. garab la léegi. boo demee Sunna Karantaba suñu dëkk la de boo paasee Sédhiou 7 kilomètres boo ko defee da nga egg Sunna Karantaba mooy lan ci man rek Sunna Karantaba mooy école boo xam ne ci garab la nekk Sunna Karantaba boobu boo déggee ñuy wax oui l'académie du Platon l'académie jardin la kese la garab la woon bu ñu doon jàngalee. kon léegi nanu def ndànk def attention jëlaat affaire yi. intellectuel yoo xam ne dañu naan oui je suis agrégé de ña et cetera ñooñu du ñu intellectuel ñooñu ay diplômé lañu. mais moo tax ma ne la ndëpp loolu aussi université war nga ko fa tàmbalee. non université. lu tax ñun dañ dem jàngi ko ki ñu ko jàngal ba mu leer bu baax mi ngi nii. Serigne Touba. Matul Khadim. du Serigne Touba en général de c'est-à-dire que Serigne Touba boo gisee. biñ ko wooyee le 5 septembre 1895 à Saint-Louis mooy bis bi gars yi di wax ñaari rakk yi ñu ne ko signeel luñ ko doon signéloo ne yàlla amul ne laïcité dafa dàq religion dafa dàq diine mu ne leen waa indi leen ma benn këyit benn stylo bu bees tàq ñu indil ko rek lu mu leen dóor dafa ixlaas gars yi qul huwa allahu ahadun bind ko ba mu mat gouverneur dafa tiit ne yóbbu leen ko ci biir gaynde yi ñu lekk ko le reste xam nañ ko dañu dem rek gaynde yi ñoom tëdd jébbalu kon problème bi ñu am fii mooy universitaires yi nga xam ne lu ñu wax tey comme ni sëñ Abdoulaye di wax seen waxu démb ak seen jëfu tey àndul
nañu leen muñal rek ñu analyser bu baax bu ñu analyser bu baax solution bi fan la. gis nga statut fédéral bi nekk Ndar. dañ ko daal di dindi bu gën a gaaw. ndaxte moom moo ji lu fi gën a bon muy franc-maçonnerie. moom fédéral boobu. mooy yàlla amul fédéral bi moo doon chef de la franc-maçonnerie jikkoom loolu moo tax mu dem rey El Hadj Omar Tall tey jii ruslu naa fii ñu dem lycée bi ñu tuddee woon ko fédéral gars yi wax ñu dem dindi lycée bi tuddee ko El Hadj Omar ba pare nag def statut fédéral ci place bi. kon problème bi nga xam ne am nañ ko mooy ki nga xam ne moom moo ñëw ji loge franc-maçonnerie te je mets en garde franc-maçon yi nëbbutu muy ci presse bi. parce que xam nañ leen de. ñu nëbbutu ci presse bi am na ci ñu bare ci presse bi ay franc-maçon lañu. am na ci ñu bare ci politiciens yi ñëw fii di wax di xuloo ñoo bokk même loge bu ngoonee dañ fay jël. kon. vision bi Sénégal am. kon problème Sénégal professeur man question bi laa lay posé rek où va la République. ñu fi wax nii lépp problème yi fi wax léegi fan la li ñu sëñ Touba jàngal mën nañ ko wax waaye xam nga xajul fii. bu fekkee ne dañoo bëgg a defaraat li nga xam ne moom moo fi yàqu il faut que ñu delluwaat ci lu nu moom. bu nu delluwaatee ci lu nu moom. bu danañ gis ne sëñ Abdou Aziz wax nañu ko nee na boo xamatul foo jëm. toppaatal say tànk mais boo toppaatee say tànk loolu lu mu tekki mooy na nga dem nga gis lu wóor nga laajte wa yasalul ulamaa wa yaqtadiya bil muttabiina li sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam da ngay laajte mais du musulman yi rek ngay laaj de attention de. mais dellu boobu mooy éducation. moo tax ma bëgg a ñëw ci. moom mooy éducation may ma du musulman yi rek ngay laaj de. évangile bi foog nga laaj ko de boo demee da nga gis ne nit ki boo bëggee jub évangile bi suñu patrimoine la bokk de ndaxte Sénégal boo ko bëggee yàq nga toj ko yaa ngi def lu bon. est-ce que loolu professeur moo tax mu bëgg laa laaj wax nga ko sànq jikko yi wax ne dafa war a dellu fan jóge woon loolu lépp ngir mu am war ñoo tabax benn système éducatif bu dëgër boo xamante ni gune yi dañ leen ci mën a mool su ko defee su nekkee mag ñu dénk leen am réew duñ accaparer comme ni nga waxee yenn yi nga xamante ni jikko yu bon ay franc-maçonnerie et cetera bañ fee am comme ni nga waxee. c'est-à-dire que bala ngay toppatoo loolu. ndax yow sociologue nga jàngalekat nga. bala ngay toppatoo loolu il faut que nga dem gëstu ji waxtaanaat jëli xam-xam yépp ñu boole ko ñépp toog ñu xam ne Sénégal. ay assise moom bul ko fi wax parce que yàgg na fee am ñu ba pare daal di koy nëbb. assise ñëpp toog da nga ne ñëpp toog ma ne mbaa du assise yi fi am. waxuma loolu de. assise yi nga xam ne ñi nekk ci franc-maçonnerie bi. muy opposition muy pouvoir muy journaliste. ñoom ñoo ñëw di nëbbutu rek. di waja rek di boja loolu du assise de. gis nga fii première constituante bi fi am. 25 novembre la. 1958 man sama thèse de 3e cycle doctorat de 3e cycle ci loolu la publié gu ma ko ba léegi depuis 83 laa ko publié gu ma ko lu tax. mais parce que boo demee nga laaj gars yi nga ñëw nga ni ko mais grand doo ñu leeralal affaire ni ñu daaneelee Mamadou Dia mais xam nañu ne franc-maçon yi loge maçonnique yi ñoom ñoo daaneel Mamadou Dia léegi dañ la naan booy bul ma dugal kon études yi nga xam ne moom moo ñu war a jox ñu xam suñu histoire ba léegi dafa manqué kon nañu ànd ak tey ànd ak dal waaye bu fekkee da nga am feebar nga bëgg ko faj. waaw mais professeur. loge maçonnique yi nga wax ne moo ñu jël en otage. du loge maçonnique rek. waaw mais. du loge maçonnique rek. mais defaraat jikko yi li ñuy wax noonu. defaraat jikko yi moom foog ñu dellusiwaat ci lu nu moom. foog ñu faju te faju bu mu ngi nii mooy matlabul shifaay min kulli daa matlabul shifaay min kulli daa kii bu ñu jëloon au lieu ñuy nekk fii di distribuer ay ceeb ak ay kii ak ay masque ak ay kenn xamul bu ñu jëloon 2 millions 3 millions de matlabul shifaay ñu jox ko nit ñi mais Macky camarade président dugalal matlabul shifaay ci ceeb bi ñuy joxe monsieur Mansour Faye kon man li ma bëgg mooy ñu def ndànk
créer conditions yi pour ñu dégloonte xam nga espace bi moom dañuy junj rek c'est-à-dire peu de mots la. pour beaucoup de monde mënuñu approfondir dara dañ koy junj rek. kon man dama considérer ne mon camarade président Macky moom bonul de man ni ma ko gisee surtout bés bi mu yoree lal bi obélisque. mer gàddu bi. xaw ma mer gàddu la tudd xaw ma. nga xam ne kii am na lu mu décidé bés bi mu démissionné Fatick nga xam ne kii am na lu mu ñeme bés bi ko gars yi humilié au palais mu génn continuer mais léegi lan moo ko gàllankoor lan moo ko tëkkatal yooyu question yooyu moom la pouvoir de la République doon seet léegi nag bu ñu demee ba affaire bi gën a garaaw nañu jéem a delloo si xel Sëñ Touba moom moo gën a leeral foofu parce que moom méthodiste la philosophe la nee na mooy vers 850 Masalikal Jinaan li gën a garaaw ci nit mooy la peur des critiques maanaam nga ragal ku la wax dëgg ak l'amour des éloges professeur moom loolu la jàng kon man boobu demee ba nga ne ma oui professeur yaa ngi toog sa siège am nga oto am nga essence am nga xaw ma lan salaire na pourquoi doo noppi. mais professeur mais jot ngaa nguuru quand même bu doon ñaari at tamit rek Ablaye. déedéet nguuru amu fa de dañ doon liggéey. mais daa nga mos dara Macky daf doon liggéey et je considère que jusqu'à nouvel ordre Macky dafay liggéey mais dafa am ay gàllankoor yoo xam ne ñoo ko caw daaneel ko di ko dugal ci loo xam ne wóor na ma ne du orientation kon dama bëgg ñu leer bu baax de donc le camarade président bés mu décidé de faire son autocritique parce que Jean-Yves def na autocritique am bés mu décidé def autocritique am réew mi dana meññ dem am na solo man loolu mooy pouvoir la République kon pouvoir la République ma terminer foofu c'est pas contre Macky au contraire lettre bi nga xam ne moom la Macky Sall yónnee intellectuels yi artistes yi ñi kii mi ngi ci man maa ko publier lettre boobu moom moo ne nañu ñeme am jom vraiment lettre boobu mën na nekk monument Macky bu boole woon lettre boobu boole ko ak Matlabul Chifaay lettre boobu ñu diffuser ko Sénégal ma ne la dès demain matin dëkk bi danañu xam ne on peut s'en sortir maintenant suñu jafe-jafe yi ñu xam nu ñuy suturaalante nu ñuy baalalante et cetera. c'est important def naa daf ñuy delloo rek ci lenn rapidement. ci li ñu njëkk a wax sànq muy yoon. gis nga yëpp sophistication bi am ci loge maçonnique yooyu réalité la. mais xëy na sophistication la pour ki nga xamante ni démb dañoo jël suufam jox ko borom bayre moom explication bi boo koy wax ay loge maçonnique la ak ay day compliqué pour moom. li mu gëm mooy bu ñu ko néewaloo doole yoon moo koy joxaat dignité réew mi loolu la tumuranke yoon bi nga xam ne mooy yemale ñëpp. muy borom barke bi muy baadoola bi gis nga réew mi yoon nërmeelu. mooy indi lii yëpp. mooy indi jafe-jafe yi en tout cas am na solo professeur Malick jërëjëf professeur en tout cas ñu ngi lay sant di la pour man fii problème bi du yoon problème bi du yoon mukk problème bi mooy Faidherbe bi li mu fi ji ba rey El Hadj Omar ba ñi nga xam ne ñoo ko wuutu ni gouverneur Mouté ñooñu ñoo jël Sëñ Touba yóbbu ko Gabon bëgg ko rey ñooñu ñoo rey Samori Touré bu leen fàtte Samori de ñooñu ñoo rey Béhanzin ñu ko doon wax roi di Dahomey mais kon dëkk bi problème bi ñu toll nii mooy nañu gaawantu ñu distribuer des milliers d'exemplaires de Matlabul Chifaay ñu boole ci nag aussi la lettre de mon camarade président adresse aux intellectuels ñaari documents yi bu ñu ko amoon billahi Sénégal dana am jàmm waaye bu kenn saaga bu kenn daw bu kenn mere sa morom. très bien professeur Malick Ndiaye Chérif li nga doon wax yaakaar naa ne juumuloo ndaxte ku ko déglu xam ne borom xam-xam dëgg moom mooy wax mu nekk nag jàngalekat bu mag universitaire. nekk taalibe nee na ni mu koy waxee itam mu ngi noonu moom professeur Malick Ndiaye moo nekkoon sunu gan.